jërë ngeen jëfati ci seen ànd ak télévision Futur Média daleen ak jàmm ci xibaaru marax mi ponk yi ca gën a fës lu jëm nag ci médecin interne nag fi mu ne nii ña ngay wooteek wàllu li ko waral bokk na ci seen ndàmpaay yu ne jotuñu ko ci wàllu garde ndaka noonu it ndàmpaay yu jëm ci wàllu dëkkuwaay lu toll ci weer a ngi nii jotewuñu ci yooyee ndàmpaay te li leen ko yóbbee nag mooy toxal ga ca hôpital Aristide Le Dantec mu nekk loo xamante ne ba mu amee ba tey daanaka ña nga nekk ci jafe-jafe waaye leneen la leen ëllëbit mooy xamuñu sax nag dëgg-dëgg fan lañ leen war a yóbbu ñu wax rek ci jaaykatu ciment yi dëggal ni njëgu ciment bi nag yokk na rawatina ak tonne bi fi mu ne mi ngi ci fukki junni ak ñett jàpp juróom fukki junni ak ñeent mu nekk loo xamante ne nag lu doy waar la seetlu gi sax mooy ci tabax yi fi mu ne yu bari nag ña nga taxaw ndax jafe-jafe yooyu am ci wàllu ko ciment teg ci ñuy jëfandikoo ngir tabax tàggat yaram daañu ci àddu ak éliminatoire yi jëm ci coupe du monde 2023 ci wàllu basket Sénégal nag tey ci ngoon dana janoo ak Soudan du Sud ci groupe Sénégal nag équipe bi jàpp leen ni tey jii nag la def kon tàggatoom bu njëkk ca parquet bu stadium bu Monastir mbokk yi ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dale nag jàmm ci xibaaru marax mi ni ñu ko waxee woon ci ndoxteel li médecin interne yi nag ña ngay wooteek wàllu li ko waral bokk na ci li ñuy dund ñu ne ay ndàmpaay yu jëm rek kon ci wàllu garde waaye tamit ndàmpaay yi soxal seenu dëkk waaye ñu ne weer a ngi nii jotee wuñu ci li leen ko yóbbee nag bokk na ci hôpital Aristide Le Dantec ba ñu tëj leneen la gën a métti mooy xamuñu sax fan lañ leen war a yóbbu ëllëg ña ngay toog di xaar ba tey jii la ñu doon janoo ak taskatu xibaar yi Fatima Touré Hamidou Ba. bu ñu tëjee hôpital Aristide Le Dantec di wéy di indi ay coow gannaaw ba nga xamee ni nag ñi nga xam ni sax ñoo di personnel bi waaye tamit collectif pour la défense et la sauvegarde hôpital Aristide Le Dantec ñoom génnoon nañu ne nanguwuñu benn yoon ñu tëj ci hôpital boobee tey nag interne des hôpitaux maanaam médecin yi nga xam ni fa la ñuy yeewoo ñoo génn rek di ñaawlu anam bi nga xam ni la ñu leen génnee ci hôpital boobee. ñun li ñu constaté d'abord mooy que impliqué wuñu ci processus bi convoqué wuñu ay réunion pour waxtaan ci nan la ñuy def buñ fan la ñuy tuxal loolu dañ koy njëkk a dénoncer ci gouvernement Sénégal ak ci ministère de la santé. beneen bi mooy biñ ñuy wax ne génn leen dañuy tëj hôpital bi boobu ñu ngi ñu yoreel ay arriéré ay indemnités yu ñu war a fay te fayuñu ko donc nan ngay génnee nit ne ko génnal dañuy tëj hôpital bi te yow ki ngay wax génnal yoreel nga ko ay arriéré yoo ko war a fay ne ko génnal outil logement. beneen mbir ñu daal ci koy bëcc moo di nag am jafe-jafe ci seen redéploiement ñoom ñi de di xaarandi ba tey li nga xam ni moo di seeni affectation. imagine le 15 août ba léegi ba le 26 wala 25 ñoo ngi toog nekk en chômage technique di xaar loolu aussi nekk na lu ñu métti ndax interne yi dañu nekk en formation te formation bi durée limitée la donc temps même buñ pertee benn fan rek perte bu rëy la ci ñoom ndax seen formation 4 la ba 5 ans. ñoom médecin yi nga xam ne nag ñu ngi nekk formation ba tey di xamale ni gannaaw hôpital Aristide Le Dantec ñoom médecin interne yi benn logement rek moo leen dese nekk ci hôpital Fann wante bâtiment bi nekk na ci état boo xam ne doy na waar. bu ñu leen ne fii ay médecin lañ fi logé xanaa doo leen ko gëm à première vue mais ay médecin lañ fi logé te pourtant ministère a ngi nii suñu ginnaaw juste. ñoom bu ñu taxawee seen fenêtre bureau yi dañuy seen logement yi ñoo ngi koy gis ñoo ngi gis état bi mu nekk te defuñu ci benn effort ay at a ngi nii ñoo ngi leen di topp di leen wax ne bâtiment bi dañ ko war a réfectionner mais ba léegi amuñu ci benn résultat. ñoom médecins yi de nag bëgguñu benn promesse boo xam ni dafay jóge ci ministère de la santé jëm ci ñoom li ñu bëgg mooy ay actes yu dëgër yoo xam ni dina rek mën a saafara seeni jafe-jafe ñoom ñi de nag nee nañu yeneen i plan d'action dinañ ko teg ci bés yi ñu dëgmal.
Fatima Touré ñu lay jaajëfal bu baax a baax ñu des ba tey ci wàlluk yoon wax nag ca la xewoon ca hôpital Maam Abdoul Aziz Sy Dabakh bu Tiwaawan ba ñu tegoon loxo rek xam ngeen ni ñenn ci waa kër docteur ya foofee ndax bébé yooyu lakkoon nag loolu la ñu ca seetlu tey ji lee xam nga ni am na ñu ca teggi loxo laaj nag dafa samp mooy ndax dañoo def pression ci kaw yoon ba tax nag kon ña ngànkoon wàlluk l'enquête ba ak atte ba doxalee nu ni mel lu mu ci mën a doon Mballo Dia Thiam ne loolee sax nag moom xel xalaasu ko avocat bi di maître ma soxna kan nag moom la mu gis rek mooy magistrat yi naam léeg-léeg sax daanu wañ seen loxo waaye ci mujjantal ga daal yoon moom boppam mooy li ñuy faral di jëfe lu baree bari ñu ànd ceeg Alassane Ba Mohamed Dieng ci leeral. li mu gis mooy justice dafa waroon doxalee ni mu doxalee ngir fexe ba dalal xel yi ci jéye ji nga xamante ni am na ba noppi moom maître ma soxna kan jàppul ne pression am na ci ñoom ñi fare ci wàllu yoon li ni mel tax na ba mu gis ne moom juge instruction moom képp moo mën a apprécier fi dossier bi toll. affaire bi comme ni nga wax dafa garaaw ba nga xam ne c'était normal que ñu arrêté ay nit mu fekkoon ni ci départ ba arrêté wu ñu woon ay nit ñun doon nañu jaaxal bon ci enquête am nag moom mooy xam ci ban étape ban moment lay bàyyi ñii garder ñii ainsi de suite ba bés bu muy décider ni ñii kat yaakaar na ni ils sont coupables mu jébbal leen justice mu jébbal leen tribunal àtte leen. buñ sukkandikoo ci Mballo Dia Thiam liggéeykat yu fare ci wàllu wér-gu-yaram mësuñoo bëgg défier ñii nga xamante ni ñoom ñoo fare ci wàllu yoon li mu gis kay moo di dañ doon sàkku ñu bàyyi seen camarades yi nga xamante ni dañ leen teg loxo ginnaaw jéye ji amee woon ci hôpital ba Tiwaawoon. ay démocrates lañu ay républicains lañu te ñun xam nañu aussi dafa am séparation de pouvoir ci réew mi la jéye gu mel noonu nag bu amee il faut que donc justice def liggéeyam ba tax na nag ñun ci suñu xalaat bu gàtt parce que aussi duñu ay techniciens justice comme que safara moo indi woon mbir mi foofu ba xale yooyu génn àddina donc du coobare donc ñi nga xam ne liggéeyuñu ci courant bu doon ni nag dañ leen a jox garab ñu génn àddina wala ñu piqué leen ñu génn àddina maanaam li ñu naan erreur médicale bu boobaa mën nañ ñu ngi jégalu parce que dañoo juum parce que kuy liggéey aussi mën na juum musuñu défier justice parce que du suñu cër ñuy défier justice ba tax na nag aussi mënuñu woon aussi banque suñu loxo noonu. donte sax gis na ni moom avocat bi léeg-léeg juge yi ñuy jot ay pression yu takarnaase ci seen wàllu liggéey wante li mu jàpp rek mooy exception bi mooy indépendance bi juge bi di jox boppam. pression yëpp am na pression religieuse pression financière pression politique yëpp am na pression syndicale bon gis nga ku ñu jàpp souvent syndicats yi dañuy taxaw waaw ni ñun liggéeyatuñu parce que foog ñu bàyyi suñu kii alors que affaire bi dafa garaaw ba nga xam ne bu ñu arrêté wuloon ay nit foofu lay jaaxale nit ñi. ànd gësëm dana wéyal xeex wi ngir ñu bàyyi camarade mi des di Fodé Dionne dana wéyal xeex wi itam ngir gouvernement bi respecté accord yi nga xamante ni jotoon nañ ko xaatim. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Alassane Ba lu jëm nag ci lekk gu jaarul yoon gi ak manqué deret dañu ko seetlu lu baree bari ci bëj saalumu réew mi liñ ci gën a seetlu sax mooy bari nañu ñàkk seen bakkan ndax yooyee moo waral nag ñu daal di fay door ab campagne ngir gën a ñaax nit ñi waaye tamit la ca gën a am solo mooy li ñuy jëfandikoo tey di xeetu produit yoo xamante ni jëm na ci pepp ak yu ni mel tey faral nag di dimbali nit ki ci wàllug lekkin loolu yëpp nag fexe nañu daal ba jagleel ko ay tout tànk foofee Bakary Konté Xaali Jàmme ci chiffre yi bëri yoo xamante ne ONG yi nekk fii ci Sénégal ñu ngi koy xamle di ne malnutrition day faat benn xale sur ñett ci xale yoo xamante ne am ñu juróom at ñett sur ñeent ñoo xamante ne ñoom ñëpp dañu am feebar anémie. malnutrition mooy tax xale bi yu si bëri day gaaw a dee avant 5 ans mi xale yi bëri Sénégal boo jëlee benn si ñett dañuy décédé avant seen 5 ans yi parce que lekkuñu lekk bi nga xam ne moom war nañ ko lekk malnutrition bi tamit mooy tax xale bi màggaay bu mu war a màggaay du ko màggaay da ngay gis xale bu ndaw ñu ne la kii 5 ans la am nga jaaxle nga ne est-ce que kii vraiment 5 ans la am dina tax tamit feebar yi sew yi nga xam ne xale yi dañ koy am ay biir bi daw et cetera. ay produits yoo xamante ni ñu ngi koy defar à base de céréales locales moom nag la ñu daal di jël jëkk xale yi pour nag may leen doole. produit bi dafa ñëw si composition bi sax si céréales locales yi nga xam ne moom lañ tànn yu baax yi nga xam ne moom lañ tànn ba pare def si ay micronutriments moom mooy fer calcium am na yëpp. li nga xam ne dina tax xale bi mu màgg bi nga xam ne du bëri feebar yi sew te croissance bu mu war a am dina ko am
ba pare kattan bi nga xam ne war na ko am dina ko am te ñëpp xam nañ ni que xale bi nga xam ne dafay faral di feebar dafay faral di sonn kooku subaam sax jàngam sax mën na ko impacter. donc moo tax produit bi daal lu bëri lay indi si malnutrition bi si développement croissance su xale bi mais surtout sur le développement de la personne de façon générale. après Sédhiou nag caravane de sensibilisation bi war na dem ci région bu Ziguinchor ak Kolda loolu nag pour mën a sensibiliser population yi ci danger yoo xamante ne mu ngi am ci malnutrition ak ci anémie. ñu koy jaajëfal Bakary Konté Institut Pasteur bu Ndakaaru nag am na ñu mu jàppale ci wàllug tàggatu mooy ñi seen xam-xam màcc ci wàllug laboratoire ñu bàyyi ko ci fukki réew ci dendu Afrique nag ñu tàggat leen bu baax a baax ci lépp loo xamante ne nii nag jëm na ci wàllug kaaraange lépp nag soxal wàllug laboratoire docteur Ousmane Faye moom mooy responsable bu département virologie ci Institut Pasteur bu Ndakaaru moom it ba tey moo doon coordinateur bu projet boobu ñu teewlu ko. ma ngoog du ñàkk kon ngeen am ko ci xibaar yi ci nasaraan ñu wax nag ci jaaykatu ciment yi ak niñ ko waxee woon ci ndorteel li ñoom nag dëggal nañu ni njëgu ciment bi yokk na rawatina ak tonne bi fi mu ne mi ngi ci fukki junni ak ñett jàpp fukki junni ak ñeent ci suñuy koppar seetlu gi tey chantier yu bari taxaw na ndax ay jafe-jafe yi ñu nemmeeku bu weesoo ciment bi tamit jàpp leen ni yooyee ñu jëfandikoo ci wàllu tabax it daanaka laal ko jafe na lool Habib Faye Jafara Ba. ñiy liggéey ci wàllum ciment bi bile crise dal na seen kaw ñu ne ña ngi koy yëg bu baax lile jur leneen ci ñi nga xam ne ñoo dëkk maçon yi ci chantier bi ñoom ñu ngi liggéey waaye la ñuy jànkonteel moo dëkk njëg lu cher bu ciment bi waral na léeg-léeg sax duñu mën a xëy. tonne ciment bi rek instant mi ngi à 75 000 francs fer bi tonne bi mi ngi à 770 000 francs donc jamono ji liggéey yombul waaw. maçon yi aussi liggéey bi cher na trop coffreur yi da ngay fay journée 7000 8000 manœuvre yi journée 4000 francs waaw fa dëgg yàlla jamono ji moom nekk na jamono joo xamante ne liggéey bi yombul trop. donte fii ci Sénégal am na ay industrie yu defar ciment yu bëri teewul itam teg ko gët jafe na ci marché bi lii ñoom ñu jàpp ne du yoon. ji moom chantier yu bëri xaw na taxaw waaw mais tamit dañuy def le maximum parce que dañoo signé ay contrat ak ay nit te tamit mënuñu arrêter liggéey bi ba pare jël nañ contrat yi ba pare signé nañ ko donc il faut boog ñu respecter suñuy engagement. waaw construction moom c'est la même mais ñun mënuñu am usine cimenterie fii saa waay ba ci boppam ba pare affaire mën a cher noonu. bu weesoo ciment bi matériel ya ñuy tabaxee jamono ji ma ngay gën di yokk njëg li. da ngay commander sogo si ndak 2 semaines wala 3 semaines doo am ciment. non dañuy pénaliser trop. waral ñu ñàkk client yu bëri xam nga tay nga am sa client nga toog une semaine amoo ciment moom mu dem jëndi feneen après mu continuer foofu. ñuy woo nguur gi ngir rek mu subventionné lii di njëg yi. waaw mënuñu si dara instant bi moom franchement gars yi war nañoo xoolaat affaire yi par Sococim parce que mënuñu comprendre Sénégal ñetti cimenterie mi ngi fi mais ba léegi ciment day gën a cher. noonu affaire yi moom dëgg-dëgg métti na jéem a def tout rek jéem a xool nu ñu defee subventionné affaire yi yëpp wàññeeku tuuti mais quand même maintenant lépp cher. yokkuteg tonuk ciment gi lu ñu ràññee la jamono ji ma ngay jar fukki junni ak ñeent jàpp fukki junni ak juróom bu ñu sukkandikoo ci jaaykat yi rax ci dolli itam ñàkk koo teg gët gi ñuy jànkonteel saa su ne. ñu lay jaajëfal bi fay ñu wax rek ci station d'épuration ba nekk fële ca Cambérène xam ngeen ne bari na lu ko askan way yeewoo ca bor yooyu di jàmbat xet gu bon nga fay bàyyi ko naka noonu it na mu màggatee moo war a tey jëw ni jiñ dénk wàllu ndox meek assainissement nag taxaw temm rek ngir ñu yeesalaat ko moom Serigne Mbaye Thiam nag mu ne projet bu am solo la te koppar yi ñu ko tërali nag toll na ci 20 milliards ak ñaar ñu teewlu Serigne Mbaye Thiam ci micro Abdoulaye Anne. xam ngeen ne fële ci Cambérène amoon na fa benn usine boo xam ne bii moom moo daan togg ndox mi nga xam ne ndox mu bon lay jóge ci wanag yi di ko yóbbu ci géej. projet bi dafa yore ñetti pàcc bu njëkk bi mooy yokk usine bi setal ndox mi fële ci Cambérène jëlee ko donc ci 10 millions ak juróom-ñeent litres yu mu mën a togg juróom-ñeent fukk ak ñaari millions yu mu mën a togg par bés. li mu jël ci alal 20 milliards la. soo ci boolewulee impôts yi ak taxes yi ñaareel bi mooy li nga xam ne moom la ñuy lancé fii tey muy ay tuyaux yu mag
yoo xam ni benn bu nekk rek yaatuwaay bi mat na 2 mètres 1 kilomètre ak lu teg loo xam ne lii dañ koy dugal pas ci biir ndox mi rek de ci suuf si nekk ci biir ndox mi lañ koy dugal ndox mi jógee te nga xam ne sellal nañ ko ba pare mooy tax ñu sànni ko fii ci biir géej gi pàcc boobu fukki milliards la ak juróom yeneen juróom-ñaari milliards yi nag mooy études yi environnement bi liñ ci def ak yu mel noonu mu nekk nag loo xam ne lii dafa méngoo ak li nga xam ne moom le président de la république liggéey ci mbirum eau ak assainissement soo defee usine buy indi ndox mu bees da ngay indiwaale tamit usine boo xam ne bii ndox mi ciy génnee ci kër yi danañ ko mën a traité. kër gi di ISFAR di toppatoo nag lépp lu soxal wàllug mbay fële nag ca Toubacouta am na lu yees loo xamante ne nii nag daal nañ ko fay fësal ba nit ñi xam ko ay xeetu kon daanaka mënees na koo jàppee technique yu yees ci wàllug mbay la loolu yëpp nag ñi ngi ci bëgg a dimbali ndongo yi am bac littéraire su ko defee nag seen xel mën di dem ci kër googu di ISFAR ndax li ñu duppee kon agro business moom nag la ñu daal di bëgg jëmmal ba mu am doole Aminata Goudiaby Abdou Karim Gueye. ñetti fan yoo xam ni ci ab lël lañ nekkoon ngir rek doon jéem a waxtaanee nu ñuy changer njàngale mi foofee ca institut supérieur de formation agricole et rurale ay professeurs yu nekkee foofee ca ISFAR ak itam yeneen boroomi xam-xam yoo xam ne invité nañu leen woon li ñu bëgg rek mooy dugal yeneen filière yoo xam ni day gën a ñoŋal njàngale mi foofee ca ISFAR nga xam ni mi ngi ci biir université Alioune Diop bu Bambey atu 2019 ba léegi. njàngale mi jamono bu ne dafay laaj ñu taxaw xoolaat donc lan la ci war a yeesal méngoo ak jamono bëgg nañ ren ñu démarrer filière bu bees boo xam ne dañuy former xale yi ci nan la ñuy def lu ñuy tuddee agro business maanaam mbay ak commerce nan lañ ko mën a nañ fexe bu ubbeeku ba nga xam ne sax xale yaa ni mun ngoon dugg école parce que amuñu woon bac scientifique bac littéraire la ñu am ñoom au moins filière boobu dinañ ci mën a bokk dem jàng si. li nga xam ne nag moom moo di mbay mi sàmm gi production animale ak itam lépp lu laale àll bi ak gàncax gi bokk na ci li ñuy jàngale foofee ci école boobu at bu jot daanaka ay ndaw yu bëree bëri daañu génnee foofu am fa ay diplôme. waaw bu njëkk dañ doon bi ñu fa nekk bu njëkk ay 30 étudiants lañ doon am par an pour toutes les filières mais maintenant dem nañ ba ci téeméer ak fukk. donc jóge nañ ci fanweer ba ci téeméer ak fukki étudiants bu ñu génnee dinañ liggéey ci eaux et forêt ay fonctionnaires yi ngi si waa eaux et forêt da nga fi gis ay ingénieurs yu nekk agriculture ministère de l'environnement mais aussi am na ñoo xam ne aussi ñuy liggéeyal seen bopp am seen exploitation bopp. moo tax nag ñu toogoon doon jéem a xoolaat tey itam soppi ni ñuy jàngalee foofu ba mu gën a mucc ayib ndax dañu toll ci jamono yi way xarale yu bees liñ ci namm mooy seen ndaw yi nga xam ne ñooy génnee foofu ñu gën a mën a xarañ ci seen i bërëbu liggéeyukaay yi nga xam ne fa la ñu jëm ëllëg. parce que su fekkee ni yow fa nga nekkoon defoo jéego pour avancer aussi nga xool ñi nga nekkal ñoom ci lan la ñuy def pour nga jéem a def lu raw loolu mbaa lu méngoog loolu bu yàggee ñëpp dañ lay raw nag sa produit aussi du am produit bi nga bëggoon. ñu fàttali ne école nationale des cadres ruraux bu Bambey nga xam ne atum 1960 lañ ko taxawal ba léegi moom la ñu soppi tur wi di ko woowee institut supérieur de formation agricole et rurale di ISFAR. ñu koy jaajëfal Aminata Goudiaby xam ngeen ni nag coow li mi ngi ne kur diggante RTS ak suñuy naataango yu D-Média nag gannaaw rek lu jëm ci jongante yi soxal coupe du monde 2022 ci wàllu ko football jamono yi yëpp nag ñu ngi doon dégg ni waa D-Média ñoom ñoo am sañ-sañu kon fësal yooyee jongante fii ci suñu réew waaye bu ñu demee ci mujjantal gi dafa mel ni nag RTS la ñu ko mujjee jox loolu nag di xëccoo boo xamante ne xëccoo bu tar la. li ñu seetlu nag mooy daanaka ci yenn ci réew yi ba ci réew yi Afrique yi sax dafa mel ni coow loolu ñoom léegi daf leen a xaw a wan gannaaw ndax lu mu ci mën a doon daañu waxtaan ba juboo ci seen biir kon lan mooy lënt-lënt bi lu waral Sénégal mënta yegg fenn fi leeraleeg Marcel Maroun. benn chaîne bu war a teg ay événements yu jëm ci wàllu tàggat yaram loolu weesu na mu di benn situation bi nga xamante ne jamonoy mondialisation moo ko mën a expliquer ngir fàttali RTS ne concept boobu yàgg naa jeex. dire que man maa am ay droit en exclusivité wala man maa gérer monopole bi loolu amatul fenn soo xoolee depuis presque plus de 5 ans boo xoolee dañu changer au moins façon bi ñu doon jaayee droit yi bu njëkk dañ daan jaay benn waaye droit mu téye droit yi ne moo ko moom mais léegi amatul dañuy ubbi benn lancer appel d'offre bu ñu lancer appel d'offre ñu xool ñi nga xam ne s'ils sont intéressés ak cahier de charge bi ñu remplir les conditionnalités de cahier de charge bu ñu ko remplir ba pare ñoom ñu ne kat temps lañ koy jaayee ñoom ñu verser seen xaalis bu ñu ko verser am nga say droit kenn mënatu la empêcher ñu ne dañuy revenir wala dañuy casser le contrat parce que FIFA xamul loolu FIFA xamul RTS FIFA xamul TFM FIFA xamul E-Media xamul FIFA ku jënd droit la xam. nan la ñu war a def kon
ngir fexe ba tijjil buntu bi ñëpp yenn réew yi lu mel ni France ñoom wane neen exemple ay at a ngi ni ci ginnaaw. En France, ça s'est réglé par un accord, tout simplement. France dañ ko réglé gannaaw accord bu ñu xaatim te mu yomb lool boobule accord di fàttali ne chaîne publique yi ñoom ñooy am droit match équipe nationale yi yeneen match yi ñu jagleel ko chaîne privée yi ndax yooyu les chaînes tamit dañoo war a gis seen bopp ci événement tàggat yaram yu mag yi. Majorité de la population. polémique bi nag moom xaajagul bay jeex diggante groupe média ak groupe togolais boobu di New World TV bi nga xamante ne daf di daal di jaay droit retransmission mondiale 2022 chaîne bi di RTS boobu les chaînes sax moom daal di bind benn communiqué ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru août bi passé ngir fàttali ne moom maanaam moom kese moom mooy nar a wone coupe du monde football buy nar a am ca réewu Qatar weeru novembre bi ñu dëgmal. ma nga ko wàllu basket la ñu koy jeexalee ak éliminatoire bu coupe du monde 2023 Sénégal nag di fas yéene laale léegi ak Soudan du Sud Sénégal nag ñoom def nañu seen tàggatu bu njëkk fële ca stadium bu Monastir mu nekk joŋante yoo xamante ne nag ñu ngi ci xaar bu baax a baax Sénégal ñu teewlu kay tàggat sunu gaynde yooyu. def na li ñu war def depuis comme li ñu war depuis ça fait un mois ñu ngi entraîné match bi lañ doon xaar. suba la def na li ñu war def dem instant noppaliku comme tey par entraînement pare match bi suba. xam nañu leen seen équipe man pour man équipe bi mooy équipe bu gën a baax en Afrique en ce moment comme seen préparation gagné nañu nu mu tudd Tunisie 2 fois champion en titre 6 matchs 6 victoires c'est une équipe très bonne xam na li ñuy xaar. mais ñëpp instant ñëpp moom ñi ngi confiant quoi préparation bi baax na tu vois on a fait des matchs amicaux. ñëpp a ngi confiance donc dañu bëgg a joxe énergie bi si terrain bi pour mën a jël 3 matchs yëpp match yi nag du yomb moom mais on va tout donner sur le temps. waaw coupe du monde waaw ñëpp a xalaat loolu moom jouer coupe du monde moom ça fait les rêver donc dañu mën a def tout notre possible pour que mën a accéder sur les 5 places titres. ma ngoo ko mu nekkoon Des Gana Diop nag di tàggat sunu gaynde yooyu ci wàllug basket ci fàttali léegi ñu fas yéene kon laale ak Soudan du Sud ñu leen di jaajëfal bu baax a baax mbokk yi fii la ñuy tàggatu ak yéen ci xibaaru maraxi sant leen gërëm leen yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi bu mu sotti léegi xibaar yi ci nasaraan daa ngeen ci ànd ak Cheikh Tidiane Diawo.